bismillahi rahmaani rahiim barke borom Tuubaa alhamdulillahi karim silminan alastighali bi furodin wa sunan sakartuhu li annahu qad saaxani liwaatin bihi nafa ma xani waxaadani ilayhi bi taxalli min baadi ma xasaba bi taxalli wajalani fi ilal xuloomi wal fawsi bil xamali bil maxlaami suma salaatu bi salaamin tabiha على الذي قصدي أن أتبع على الذي من بمرادي اقتدى في سر والجهر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسأل دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه نجومي الخاهر النفوس والرجيم حساوئن اليوم يا وهاب خيرك في دارين لا أحاب ndokkeel di la sant ci ñëw bi ngeen ñëw fekk suñu tey muy lu rëy ci ñun sëriñ bi it bëgg na ci lool monsieur le secrétaire d'État itam recevoir nañu keroog ñu waxtaan mu promettre nañu dina ñëw la mu waxoon def na ko alhamdulilah te lii nag dëgg la ñi fi jaar bari na man ndax ñi ngi ko ministre de la culture yu bari rencontre nañ leen waaye lii ñoo ngi koy soog am kon loolu faaw ñu souligner ko faaw ñu wan leen ne sant nañ ci boobaak léegi itam am na image yu ñu war a yoo xam naa dañ leen ko wan tuuti léegi nii Cheikh boo noppee yoo xam ne dafa am benn convention bu ñu def barki démb ak la DCI te loolu yëpp ci seen kilifteef la pour mën a am quelques éléments sonores ak même visuel yoo xam ne dafay nekk ci seen i archives am nañu jot a jox ay photo màggalu 1961 ba 66 ba 69 muy lu rëy ci ñun tam ndax loolu tam ñoo ngi koy door a am ci état kon loolu tàmbali coopération la boo xam ne li ñu ñaan mooy mu wéy ndax wax naa léegi ne ministre bu fi ma sa jaar bi ñu commencé projet bi ak léegi seeti nañ la ndax mënuñoo def loo xam ne day nekk seen kumpa ndax yéene suñu ministère de tutelle sëñ bi tam li ñu sant mooy lu ñuy liggéey ñu waxtaan ci ak suñu autorité dëkk wax leen fi ñu jëm ba mu leer seen bopp loolu moo ñu indi keroog ci bureau monsieur le secrétaire d'État mooy mu dalal ñu ganale ñu waxtaan ak ñun ba ci la convention boobu amee ak yeneen yoo xam ne incha allah ñu ngi koy xalaat bëgg ci jàppalante ak yéen incha allah liggéey ci ndax loolu lépp au final li muy wane mooy dayoo Sénégal rek keroog wax naa la ko ne la li ñu ñaan sax mooy fii lay tàmbalee Touba waaye mu dem ba kër diine yëpp fu ci naan musée sëñ bi nag fii la ñu jox ci biir daara ji ci biir complexe bi mais mën nañ ko fi def mooy terrain bi ngeen gis ni xam naa dañ ko xool këru xaside yi moo nekk nii këru alquran moo nekk nii musée bi nekk ci diggante bi loolu tam li muy wane mooy ñor goo xam ne Sëñ Muntaxa musée bi ñor na ko parce que xam na ne luy feeñal xam-xam la mu ne kon na ñëw ba dend ak ñi nga xam ne ñoom gëstu la ñuy def muy doonga daara yi ndax liñ fiy teg mu mën a nekk substrat boo xam ne ñu war def recherche rawatina lu jëm ci yoonu murid danañ am fu ñu teg seen tànk pour mën a am ay source d'inspiration pour bind thèse wala bind leneen defe naa kon loolu am solo la architecte mi ngi fi Malick Ndiaye xam naa Malick Mbow xam naa dina ñëw ci programme architectural bi lan moo tax mu xalaat ko nii ak yu demee noonu xam naa dina ci ñëw ci kanam xëy na sax loolu la ñuy njëkk ci visite bi buñ noppee door a xool projet tuuti ci projection bi nga xam ne waa DCI yónnee nañu ko pour wan leen fi ñu bëgg a jëm ci liggéey bi incha allah madame le ministre monsieur le secrétaire d'État di sant di gërëm bu baax di masawu coono encore une fois xam naa bu ñu noppee itam
ñu ñaan rek ñu mën a àgg ci sëriñ bi jéem a gis ko ngeen ziar ko ñu wax ko itam seen taxawaay incha allah bu ko defee ñu door a xool di des ci programme bi si vous le permettez incha allah kon sëñ Malick xëy na yaay njëkkee du noppee ñu door a dem ci visite incha allah. La maquette a été inspirée sur le fait que Serigne Touba était parti en exil. Donc en allant en exil, il est parti sur un bateau. Donc ce qui a inspiré l'architecte, c'est-à-dire le départ de Serigne Touba et qui a prié sur la mer. Donc depuis l'enfance, ça c'est quelque chose qui nous a marqué. Donc il faut symboliser ça définitivement, faire un clin d'œil à ça. Le clin d'œil, c'est le navire qui s'en va là, qui est dynamique, qui va renfermer tout ce qui est dynamique, c'est-à-dire les fils, les petits-fils, et qui va évoluer avec le temps. Bon, à l'intérieur, il y aura des salles d'exposition. Bon, ces salles d'exposition, ce sont des salles d'exposition momentanées qui vont être à chaque fois, qui vont tourner. Donc au rez-de-chaussée, vous avez des très grandes salles d'exposition. Au niveau du de la mezzanine aussi, vous avez aussi des salles d'exposition. Et le premier étage et le deuxième étage, ainsi, vous avez aussi des salles d'exposition. Maintenant, au dernier niveau ici, là, vous avez une salle de conférence, qui est une salle même de cinématographie, surtout pour le patrimoine. Tout ce qui a exposé sur la vie de Serigne Touba et tout ça, ça serait dans cette salle-là. Donc, c'est une salle avec un mur rideau qui est visible, qui a la forme d'un bateau qui s'en va. Voilà, là, on a un autre bâtiment qui est tout à fait arrondi, qui va renfermer tous les effets de Serigne Touba à lui seul. Donc c'est sur 2 niveaux, vous avez le rez-de-chaussée et la mezzanine. Mais ce qu'on va faire pour attirer les objets de Serigne Touba, on a pensé à un musée nouveau, c'est-à-dire un musée avec des galeries qui vont appartenir à des familles. Si tu dis à une famille, prête-moi l'objet de Serigne Touba, il va te dire non, 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 je ne te donnerai pas. Mais tu dis, viens pour occuper l'espace dans la galerie. Tu mettras qui tu veux, mais nous, on va sauvegarder tes effets. Ça peut durer 100 ans, 200 ans, 300 ans. C'est pour l'avenir. Mais si tu laisses ça à domicile, ça va partir avec le temps, avec l'effet du soleil, avec l'effet du vent, avec l'effet de la pluie. Alors qu'ici, le musée est fait dans les normes sur le plan international. Un peu l'inspiration du musée Guggenheim. Si vous avez vu New York, vous verrez un musée qui s'appelle Guggenheim, qui est tout ce qui est art moderne qui est conservé depuis lustre. Et c'est ce qu'on voulait implanter ici. Donc c'est un bâtiment qui est entièrement fait en béton armé. Déjà, il coupe feu 2 heures de temps. S'il y avait le feu, ce qui est à l'intérieur va résister pendant 2 heures de temps. Ce qui fait aussi, si aujourd'hui c'est Chérif voudrait faire une convention avec l'Arabie Saoudite ou bien Topkapi en Turquie, pour lui dire, bon, je vais exposer momentanément les effets du prophète, ils vont lui demander d'abord quelles sont les normes qui régissent ton musée. D'abord, est-ce que c'est fait dans les règles de l'art et tout ça? C'est pour ça qu'on a pensé à cette configuration-là. On a un sous-sol aussi, qui est l'atelier de réflexion et de conservation de certaines œuvres qu'il faut peut-être réfectionner pour les mettre dessus. Donc l'ensemble de tout ça là, on est sur presque 2000 mètres carrés au niveau du sous-sol et au niveau du rez-de-chaussée, ce qui fait que l'ensemble de tout ça, on a plus de 2000 mètres carrés parce que le terrain ici part de là-bas jusque de l'autre côté. Cette salle que là où vous êtes, c'est une salle qui va être complètement détruite après parce que le musée va prendre cette salle-là aussi. Donc on a voulu une allée qui va nous permettre de venir de loin et de voir le musée. Donc là, il n'y a pas de véhicule. C'est entièrement piétonnaire. Il y a un jardin. Donc on s'est un peu inspiré de l'architecture d'aujourd'hui. Une architecture bioclimatique et une architecture aussi environnementale qui intègre tout ce qui est arbres et autres. D'ailleurs, c'est la politique aujourd'hui du nouveau gouvernement qui veut fleurir, qui veut mettre tout ça. Donc tout ça, ce serait un jardin avec le passage, avec des espaces où on a des bassins d'eau qui vont fleurir. Si vous allez en Turquie, vous verrez le musée du prophète, vous marchez, vous avez de la verdure autour et puis vous avez des jeux d'eau. Donc ça nous a un peu inspiré. Autour de ce musée-là aussi, il y aura des flaques d'eau, comme si vous allez à Paris, vous voyez le musée de la pyramide du Louvre.
c'est un peu inspiré comme ça. Et j'ai eu la chance de travailler sur le musée de la pyramide du Louvre parce que le cabinet où j'étais, on a fait 13 ans, on a fait la pyramide du Louvre, on a fait le Stade de France, on a fait l'hôpital Georges Pompidou. Donc toute cette expérience-là, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de faire un projet comme ça. loolu moo tax ñu tàmbalee ci taalif yi nga xam ne yenn mbindum loxoom la fii yëpp c'est d'époque jamono boobu nga xam ne da ngay gis yitte jëm ci joxoon ak soin particulier bi ñu ci daan génne ci wàllu couleurs yi ak yooyu te yi ci ëpp tam boo xoolee sax couleurs yi ci ay xobu garab la doon jógee ñun bi ñuy jàng ci daara ji amoon na lu ñu daan wax xam naa léegi xawma mi nga amam déet daa joo xam ne ñu ngi koy def xobu rat ngay togg ba génne ci daa ay couleur xam naa yooyu yëpp moo nekk ni nga xam ne kon loolu yëpp day dañu ci doon wax léegi mooy sàmmonte ak alam bi wala environnement nga xam lii lépp ay encre naturelle la woon yoo xam ne ñoom ñoo ko daan liggéey nga gis tam itte ji nga xam doon na ko jox taalif ak way yi nga xam doon na ko yónni sallallahu alayhi wasallam nga xam ne daanaka lii mën nga ne tableau d'art la waaw loolu yëpp kon ñu commencé ci loolu jàll ci beneen bi ci topp incha allah. calligraphie day occuper une place de choix wàllu calligraphie boobu nag ñun dañ cee am suñu personnalité propre mooy boo xam ne fii la cosaanoo maanaam c'est de l'art négro-africain donte lettres yi lettre arabe la d'ailleurs sax loolu moo xew fépp alxuraan yi nga xam ne dafa jógee Maghreb ak yu jógee Orient bokkuñu nu ñu leen di bindee mu mel ne fii en Afrique au sud du Sahara ci biir Sénégal tam nga jël yoonu Mouride dafa am ay école de calligraphie nga xam ne loolu déggu ci art islamique en général mais ak une particularité et une touche africaine kon loolu tam mën nga ko gis ci xeetu mbindin wi ak ni ñu ko defalee lii tam boo xoolee loolu yëpp ci la jëm xam naa lii moom xawma lan lay doon waaye xasida la loo xam dañ ko def ci kii en métal relief la nañ boo ko xoolee boo ko lamboon day mel ne braille li ma ragal ne moom la xëy na booba imprimerie bareegul xëy na dañ ko doon jël di ko dëpp ci encre di ko teg ci kayit xëy na loolu laa jàppale mais yëpp nga gis ne xasida et c'est d'époque yàgg na kon loolu fii moom bi nekk ma nekkoon kër gu mag sama maam bi jur sama yaay man nekkoon na fa moo ma jox gaal gi lii itam ci bagage yi nga xam ne dañ ko daan jëfandikoo ci kër sëriñ bi ci la bokk ay kalamba yu ñu daan natti azaka ak yooyu ak muurum koor ak yooyu waaw nga xam ne boo ko kii woon ni ko l'islam diglee ñaa nga mi mudd ak yooyu la ñu doon sàmmanteel pour bu ñu waxee azaka di ko ci génn kon lii daal mooy aperçu la wala avant goût ci li nga xam ne ëllëg musée bi dana ci dox ak yeneen ak yeneen rahmaani rahim fii moom daanaka sax waajuma woon ne dinaa fi jël kàddu dama na woon bàyyee lépp rek ak le secrétaire d'État mi nga xamante ne moom moo yor lépp lu wàllum industrie culturelle et créative mais gannaaw nag cëralee ngeen ma ko fekk si ngeen ma ci cër bi danaa ci sànni ay quelques kàddu gi nag du gudd kàddu gi d'abord ay kàddu cant la ak kàddu nuyoo ak kàddu ziar ci ñëw fii tey yi nga xamante ne moom mooy le futur musée Cheikh Ahmadou Bamba ñu wax ko teg ci site bii nga xamante ne moom mooy abrité université bi loolu nag bu fekkente ne ab projet la mu nekk un projet xëy na dëgg la islamique religieux mais tamit avant tout c'est un projet culturel ndaxte bu ñu nee musée mooy maanaam su ma jéemee xëy na ñeme di ko tekki mooy ab bërëb bi nga xamante ne dañ ko fa nar a teg pour denc fa xam-xam mi nga xamante ne amoon na ci ab jamono ci benn askan ci benn société wala ci wàllum communauté te fas yéene ko fi denc ngir sauvegarder ko pour mën ko fi bàyyi les générations futures di leen ziar yéen ñi ñu fi fekk sëñ bi yow mi nga xam te yaa nekk ci kaw bopp comité de pilotage bi ëmb lépp luy maanaam comité scientifique bi di ziar itamit ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo fas yéene ànd ak yow ci liggéey boobu muy l'architecte professeur sëñ Fallou Diop buy jàngale fi université Jean Moulin Lyon 3 ak ñëpp ñi nga xamante ne yàlla suñu borom dogal na ñoom ñoo nar a ànd ak yow ci liggéey bi man nag mi nga xamante ne man maa nekk ci bopp département ministériel de la culture bi
nu ko wolof ñaay di waxee fekke cër la fekkee ma ci boole te tombé itamit moo waral ay gaaf te bu ngeen tegee lu mel nii foog tey ñun tam dañoo war a taxaw te fas yéene ci ànd ak yéen ndaxte ku wax musée te xam surtout tamit musée bi kañ ko jagleel ak dayo ba mu am ak taxaw bu mu taxaw ci diiney lislaam yemu ca ak taxaw bu mu taxaw pour siggil der bu ñuul ñun loolu yaakaar naa ne que bu yàlla dogalee son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye yàlla teg ko ci boppu réew mi mu ànd ci ak le chef du gouvernement le premier ministre Ousmane Sonko ñoom ñu am vision bi nga xamante ne lépp lu ko ëmb mooy sigil Sénégal mais itamit Afrique itamit mën a sigi te ñun loolu mënuñu lu dul fekk si leen ci projet bi ak ci doxalin bi ngeen ko nar a tëralee di wax ne rek comme ni ma ko wax kàddu yi mënut a gudd projet bi ñëw nañ fi te dinañ ci fas yéene ànd ak yéen te gunge leen lépp li ngeen xamante ne yaakaar ngeen ne en wàllum coopération wala collaboration te département ministériel culture war na ci mën a dugal loxoom pour mbir mi mën a sotti mën a gaaw a taxaw mën a itamit permettre génération future yii di ñëw xam kuy Cheikh Ahmadou Bamba ak liggéey bu mu liggéey ci diiney lislaam ak taxaw bu mu taxaw tamit ci der bu ñuul taxawal ko lépp képp koo xamante ne yow yaa ngi bokk ci race noire ñun xam leen ne que ñun taxaw nañu temm itamit fas yéene leen ci gunge fas yéene ci ànd ak yéen di leen gërëm di leen sant di leen jaay jëfat di leen félicité projet nag dafa diis surtout lu mel ni projet de musée dédié à Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul waaye yàlla suñu borom mi nga xamante ne mooy kattanal moom mi nga xamante ne lépp ci loxoom la ne te lu sotti moo ko sottal lu àgg moo ko àggal nu ñu bàyyi lépp ci loxoom te fas yéene teg lépp ci loxoom bàyyi lépp wa asalaamaaleykum. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. sëñ Chérif ñu ngi nuyoo di nangu ndigal li nga joxe ngir ma jël kàddu gi am lu ma gaaral mbooloo mi ci lu jëm ci këru barkeelu gi. madame le ministre ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay monsieur le secrétaire d'État cher Bakary yow itam ñu ngi lay nuyu ak mbooloo mi ngeen àndal yëpp ñu ngi leen di nuyu. liggéey bi nga xam ne bii moom lañ leen di gaaral tey jii dafa am comité scientifique boo nga xam ne bii ci ndigalu sëñ Muntaxa ak ci njiitu sëñ Chérif Fanta Madi Mbacké lañ ko taxawal. ñi ci bokk ñu xarañ lañ ci wàllu musée. yokk ci di ay sénégalais yoo xam ne yi ci université yi la ñu nekk di fa jàngale ak di gëstu ñu dajale leen mën naa cee tudd Malick Ndiaye moomu ñu wax léegi Amady Bokoum mi nekkoon directeur musée des civilisations Mamadou Diouf ak Souleymane Bachir Diagne ak ay bokki taalibe yoo xam ne yi ci ndigalu sëñ Chérif ak ci tegtalam ñu ngi xalaat nu ñuy def ba jëmmal musée bi jox ko màndarga yu dëppoo ak yoon wi ci ni nga xam ne noonu lañ ko sëñ Muntaxa joxe ndigal. liggéey bi bañ koy tàmbali mën nañ jàpp ni jafe woon na amoon nañ ci tuuti njàqare waaye nag sëñ Chérif lim ñu mus di ngembe mooy ni liggéeyu sëñ Touba moom kanam rek lay jëm. ñu am ci nag ay firnde yu wóor ndax biñ koy doxal ba tëral jamono ji mu dëppool ak yoonu murit naka la doxee ci cosaan ba yegg si fii mu yegg si fii
ñu tënk ko ci ab téere téere boobu ñu tënkaale ci li ñu jublu ci musée bi muy def fa mu doon kërug barkeelu biñ ko tëralee ci wàllu xalaat ba pare ñu def suñu réunion bu njëkk conseil scientifique bi ñi nga xam ne ñooy xeltu fi ñu jëm ci noonu lañu ni fan la ñuy jaar ba tëral musée bi ñu dox ba jàpp béréb buñ koy def defar maquette bi li koy jëmmal nga xam ni moo koy jëmmal ci màndarga rek ba nga xam ne buñ ko tabaxee noonu ñu ko jëmale ci màndarga noonu lay demee ci loolu it ñu xalaat lan mooy nekk ci biir musée bi ak lan moo ko nirale ak yeneen musée yi am yëpp ci àddina ak lan moo leen wuutale li ko wuutale moo di ni musée bi musée boo nga xam ne bii ci yoonu murit lañ ko samp donc lépp lu ñuy def ci wàllu xam-xam ci wàllu yoon ci wàllu tegalin ci wàllu tegtal dañ koy teg ci njàngaleem Serigne Touba liñ ci jublu mooy def ko mu doon kërug barkeelu waaye kër gu ñuy xame it Serigne Touba mooy lépp loo xam ne lii bind nañ ko ci Serigne Touba lépp luy xam-xam ci yoonu murit lépp luy xam-xam jëm ci cheikhi murit yi ak seeni jeexital ak lépp lu ñu def ci kaw suuf ñu fexe ba indi ko ci musée bi ci noonu am ay mbir yu am solo yu ci feeñ bi ci jëkk mooy ñu dem ci sëñ Muntaxa mu jox ñu ndigal ginnaaw ndigal li mu jox ñu ndigal ni nañ ko def ci université bi muy màndarga boo nga xam ne bu am solo la maanaam musée ak université dañu war a ànd ñiy jàng ci université bi war na am lu ñu mën a sottal ci seenum njàng ci musée bi day dund ci université bi ndax xam-xam bi amee ci université bi mooy dundal musée bi loolu la conseil scientifique bi jàpp ni mooy yoon wi ci noonu ci biir gëstu ñu gis ni Serigne Touba ci boppam dafa bindoon ci ay xasaayidam ni musée lu ñu war a taxawal la Touba te ñun bi ñuy tàmbali liggéey bi ak sëñ Chérif boobu bayit woo gisaguñ ko woon mosuñu ko woon a gis biñ tàmbalee liggéey bi lañ ko gis ñuy dox ci loolu teguñu ci ay fan yu néew ñu feeñal photo yi Serigne Touba yi nga xam ni moo feeñe woon France gouvernement bi def ci ay jéego yu am solo état bu Sénégal def ci ay jéego yu am solo fexe ba photo yooyu ñu jot ci mu ubbil ñu buntu ñu organiser semaine du patrimoine mouride ayu bis goo xam ne gi dañ koo dajaleel dañ koo jagleel lépp luy mbatitu murid yoonu murid muy fi mu jaar ba yegg si fii photo yooyu bi mu ñëwee dafa mel ni dafa gën a ubbiwaat buntu yi dafa gën a leeralaat yoon wi ñu war a jaar te daf ñoo gën a dëgëral ci yoon wi ñu jaar foofu la ci noonu ñu def ayu bis googu mu doon ayu bis gu am solo ay xam-xam yu mucc ayib génn fa gën a dëgëral liggéey bi nga xam ne moom la ñu sumb nii te liggéey boobu am nañ ci yaakaar bu baax a baax surtout que tey jii ñu ngi daje ci foo xam ni fii fa la war a nekk foofu la yelloo nekk mooy ci biir université kon ñu wéy di doxal liggéey bi ànd ak comité de pilotage bi nga xam ne bii sëñ Chérif moo koy jiite ak mbooloo mi ànd ak moom ñu fexe boole ci lépp loo xam ne lii yoonu murit la ci wàllu kër yi ci wàllu kilifa yi ci wàllu doomu aadama yi ci wàllu borom xam-xam yi ci nekk yépp ñu dajale leen mu di ay historien ay archéologue ak ñëpp ñu dajaloo continuer liggéey bi lii suñu jubluwaay mooy fexe ba jëmmal musée bi def ci li ci war a nekk comme niñ ko tërale jébbal ko sëñ Muntaxa yal nañ ko yàlla defal ñëpp fekke ko ñëpp teewe ko mu doon ndam lu xam ne lii mu am solo lay doon ci yoonu murit am solo ci Sénégal am solo ci àddina bi ndax loolu dañ koo soxla ci jamono yi ñu nekk nii muy doon béréb boo xam ne bii dina suuxat jàmm ci àddina ndax àddina dafa soxla jàmm te Serigne Touba kuy woote jàmm ci moom ngay tàmbalee ci moom ngay mujje kon buñ ko taxawalelee kërug barkeelu kërug xame ko fuñ koy xame
dina am jeexital bu am solo ci doxalinu àddina bi waxantuma ak Sénégal ak Afrique ak yoonu murit loolu moo doonoon xëy na ci ak gàttal sëñ Chérif yaakaar naa ni loolu moo nekkoon santaane bi jërë ngeen jëf. Monsieur le directeur sëñ Chérif ak kilifa yi fii tase tey maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm daanaka madame le ministre bu waxoon rek waratuma woon wax sax ndax ñun jëf moo ñu fi teg waxee rek dañuy jëf waaye dafa am lu tuuti lu ma ci bëgg a yokk mënatuma dem fu raw professeur Thioub fu mu yem mënuma dem foofu mënatuma ko raw mënuma ko dépasser waaye comme dafa am waxtaan bu ñu sumb boobu ba léegi bi ñuy commencé discuter dafa am lu ñu nas di ko taxawal muy avancé moo tax ma rafetlu bés bi ndax mooy wane ne ñu ngi avancé ci lu ñuy nas mooy benn ñaar mooy njëriñu musée bi ñaar wala ñett laa ci mën a jël rek ci liggéey bu ñuy def bokk ci patrimoine culturel matériel immatériel te mu bokk ci suñu délégation le directeur du patrimoine Omar Badiane mu ngi ak ñun ak ñeneen ci cabinet bi cabinet madame le ministre ak suñu cabinet ñu ànd ak ñun ñu ngi doon liggéey ci dossier boobu ba léegi fan yële passé ñu recevoir Serigne Chérif ak collaborateur mu am wax bu ñu wax ci projet musée bi ak njëriñu musée bi ñett yi ma ciy jël rek ci li mu wax keroog mooy musée bi tur bi ak jëmm biñ ko tuddee Khadim Rassoul musée du mouridisme mu am njëriñ ci Sénégal ci Afrique ak ci àddina yëpp ndax xam nañ tur bi ak mouridisme fu mu yëg ñaareel bi mooy contenu bi liñ ci war a def nu yi koy dundal yi koy suuxal bari na ci loo xamante ne Sénégal yëpp àddina yëpp mën nañ ko ci taataane mën nañ ko ci jëlee muy recherche muy xam-xam muy lépp loo xamante ne dañ ko doon dégg te gisuñu ko ñu mën koo gis wala it loo xam ne Sénégal yëpp a koy jëfandikoo bu màggal jotee wala sax bu ñu tuddee affaire mouridisme war nañ ko ci mën a jëlee ci musée bi. ñetteel bi mooy chercheurs yi mouridisme tey dafay gën a intéressé àddina chercheur àddina lu bëri def nañ ko ci bind nañ ko ci waaye it recherche du jeex ci mouridisme si Khadim Rassoul secret kese la kon war nañu mën a continuer recherche yi pour gën a xamle gën a xam gën a découvrir secret yi nekk ci Khadim Rassoul kon loolu musée bi war na ko mën a liggéey boobu taxawaay boobu musée bi war na ko mën a taxawaay ñeenteel bi mooy éducation société bi xale yi mag yi il faut ñu yaraat leen it gën leen yar ñu gën a taxaw ci xam-xam ak barke bi ci nekk ci Khadim Rassoul loolu it musée bi war na mën a taxawee ci tànk boobu ak taxawaay boobu moo tax ministre de la culture de la jeunesse et du sport
ci département culture spécialement ak jeunesse war nañ mën a taxaw gën a avancer waat projet pour liñ ci namm ñu taxawal ko ba musée bi taxaw tabax ko waxtaan nañ keroog waxtaan bi nañ continuer convention yi war a signé également dinañ ko signé madame Lise wax na ko sànq ba état bi lépp lu taxawaayam pour accompagnement musée bi pour taxawal ko dina ci taxaw incha allah may terminer rek di leen gërëm di leen sant di leen feddali it suñu disponibilité pour gën a avancer ci projet bi préparer it journée novembre en France incha allah dinañ ci taxaw dañ ko gën a préparer maa ngi gërëm di leen sant. وإنني يا بر يا كريم داهن وعن سكرك لا كريم منذ جسبتني إليك يا مهين هناية منك إلي لتهين فخمت مكشوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفاوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجدت لي اليوم بخير منني وخدتني إلى اختفاء سنني من بعد ما كرمت داه ناسي يدخلني في سرك الخناس وكتل الأمداء والإجراء أسخد في التالف والإخراء وفي التحلم وفي تحليم وفي استحال بهدى المخلوق فقلت سا شكري وسا توسلي بالمصطفى شفيعين رسلي وببنيه وبناتي معا ليصبحوا في سريح الأجمع يا بر يا غفور يا حليم إني خمر تائب المليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالكي يا خالق الأنام أمد حيا خالد المنام يا خالقي يا كامل الصفات لك استكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فرجني وعوني مرامي منك أروم اليوم أن أكون بمن وبأوا لخيرك ركونا وعدوديك بنهج المصطفى سنته البيداء يا من استفى يا غافر الذنوب يا خريب إني عبيد ها هنا خريب لعبد شاك والإخوان جميع سعادة دارينها خن يا سميح هب لي فيه أسعدها إجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المخازن ولسوي الدين بجاه القاسم والاكتفاء إلى الهوى البهيم بحرمة محبوب إبراهيم وليصل خير حلال تيبي وخير جيران بها ختيبي